ci lenn lu dut Rwanda mi nga xam ne tey jii ñu ci bëri xam neen histoire Rwanda bi fa guerre amee ndaxte que génocide ba fa amoon mën naa ne lim fa rey ci doomu aadama bëri na lool te biñ jugee ci guerre bi il fallait xëj na pour ñu mën a jugaat takkaat seeni ndigg am benn mentalité positive population bi ñëpp di xàccandoo di dóorandoo pour mën a nekkat au même pied d'égalité que yeneen pays yi et c'était très difficile mais ñu décider ci seen développement bi nga xam ne bëgg nañ ko jëlaat muy développement durable boole ci plastique yi nga xam ne dañ ko fiy jëlee indi plastique indi sachet en papier yi indi sachet en tissu yi nga xam ne tey jii yooyu ay produits biodégradables lay doon donc ñoom ñu jël philosophie boobu te biñ ko jëlee dañ ci teg ay charte teg ci ay loi teg ci ay décret donc yoo xam ne tey dañ ko war a respecter googu noonu population bi war ko respecter li ñu naan tout début est difficile dañoo teg ay daan yooyu noonu ku ko respecté wul dañ lay sax amende wala ñu tëj la prison donc tey loolu noonu ñu jël def ko comme initiative après dafa porter ses fruits ndax dem neen ba gisatuñ plastique ci dëkk bi après li nga xam ne mooy les produits biodégradables moom moo ñëw nekk ci marché bi nekk ci population bi nekk ci kër yi loolu boo seetloo mën naa ni tey liggéey bi nga xam ne moom lay def nii ñoo ma ci inspiré te foofu la dooree tamit ndaxte que foofu laa xalaatee pour mën a tàmbale liggéey bii nga xam ne moom la ñuy def nii muy les produits biodégradables di sachet en papier. merci beaucoup sëñ Fallou ci li nga xam ne tey mi ngi koy indi comme contribution am ci li nga xam ne moom la jot a wax ndaxte que njiitu réew mi mën naa ne temps yëpp ñoo ngi ci jël ay mesures yoo xam ne ñoo ngi dugg sax ci marché bi di ramasser plastique yi nga xam ne ñoo ngi fi donc mën naa ne bëgg-bëgg njiitu réew mi ñun si leen ne et mën nañ ne sax ñun dañoo anticiper les choses ndaxte que avant njiitu réew mi naan dañuy arrêter plastique yi ñun boobu suñ société mettre neen ko en place mais li ñuy naan loo gis ci benn la tàmbalee tey mën naa ni moo dem ba xëj na jur benn effectif boo xam ne mi ngi sama ginnaaw ñii ñëpp nekk ci di ci daan seen doole. dëgg neex yàlla liggéey bi mi ngi dox ndaxte que li tax ma ni liggéey bi mi ngi dox du lenn lu dul am na ñoo xam ne mën naa ni dégg neen bu baax a baax li nga xam ne njiitu réew mi wax na ko am na ñoo xam ne tamit am neen sens d'écoute ndaxte que mentalité yi duñ benn xëj na am na ñoo xam ne dañuy teel a li ñuy naan maîtriser le point. de telle sorte que moom mooy waral avant sax ñu yegsi ci ñoom dañuy jël seeni mesures mooy waral ñu def seeni commande tey ba ci grande surface yi commencé neen di def seeni commande ndax lan xam ne ne décret bi bu xasee ba génn rek jàppal ne moom li ciy tegu mooy application donc looloo waral am na ñoo xam ne fi mu toll nii ñoo ngi ciy profito petit à petit di def ay commande benn bal di def ay commande ñaari bal moo waral fi mu toll nii mën naa ni effectif bi ci sama ginnaaw mën naa ne dañuy liggéey corps et âme ci koor gi nga xam ne la nekk. donc wax na wax ju am solo ndaxte que mën naa ne ñun ñi ñëpp taxaw fii ba ci équipe bi nga xam ne ñoo ngi nekk sama ginnaaw ñun Kaolack leen dëkk Kaolack leen am Kaolack la ñuy tiitaroo mais mën naa ni chaque fois lan la ñuy wax Kaolack mooy dëkk bi nga xam ne moo gën a salte dañ ñu koy bàkkee chaque fois dañ naan xoolal booy dugg si ci biir dëkk bi plastique yi ngay njëkk a seen ay wax neen dëgg ndax tamit. neexut a dégg mais loolooy li am mais tamit loolu li ko waral yi tamit du lenn lu dul Kaolack ville Carrefour la mu nekk tamit pays dëkk boo xam ne tey mën naa ne liñ fi consommer ci plastique amul benn région ci Sénégal bu koy consommer ci plastique ndaxte que ville commerciale la nit ñi dañuy romb di jënd donc lépp loo xam ne fii dañ koy faral di utiliser ci ay mbuus lañ koy def donc tey loolu nuñ mënti def dana mën a am donc liy wax ji kay mooy. Kaolack opportunité bi nga xam ne instant yi nii am neen ko ndaxte que décret bi wàcc na am na région yoo xam ne li Kaolack am nii amaguñ ko c'est-à-dire à leur disposition produits biodégradables yi ndaxte que am na région yoo xam ne amaguñ ko donc tey jii nii tamit loolu nekk na benn surplus pour la région de Kaolack. boo seetloo mën naa ni liggéey bii nii may def nii li ma ci gën a intéressé yéene gi ma ci gën a am chaque fois dama koy wax. maa ngi benn livre de rêve mooy lan créer ci presque 500 emplois man loolu sama yéene envers la région de Kaolack ndaxte que jàpp naa ne tamit ku nekk war na ci mën a gis boppam
te nit ki dëkk ci dëkkam moom moo mën a suqali dëkkam mais tey jii nii tamit bu amee benn appui boo xam ne dana ko am rek après mbir mi day gën a yomb ndaxte que tey jii nii boo seetloo ñi nekk sama ginnaaw création d'emploi la ndaxte que ñoo xam ne leen woon tey jii nii bëggoon neen am ci loo xam ne si leen di jàpp ba tàmbale xëy na liggéey bii nii te macha allah tamit depuis biñ ci nekkee tamit sant yàlla ñoo ngi ci gis seen bopp baax a baax a baax donc création d'emploi bi dana baax tamit pour la région de Kaolack ndaxte que bu ngeen seetloo gars yi li ñuy faral di def du lenn lu dul exode rural léegi kenn nekkatul ci seeni localité ñëpp ñoo ngi wàlliyaan di dem Dakar man Dakar laa jugee ñëw Kaolack te yàgg naa Dakar lool mais dama ne li nga xam ne tey jii nii am naa ko comme initiative bu ma koy def du ma ko def ci benn dëkk budul Kaolack gii nga xam ne laa dëkk Dakar tey jii nii ñu bëri ñoo ngi may woo di ma solliciter lu jëm ci produit biodégradable yi mais Kaolack la ñu am te nit ki tamit mën naa ne booy bay da ngay bay ci say weewu tànk donc petit à petit ñoo ngi dem avec la population kaolackoise donc ñaan leen yàlla dem ba ëllëg le bon sac nekk société boo xam ne population bi bu ñu xëyee di yeewu di fa dem di fa liggéey jee di ci gis seen bopp bu baax a baax. ndorte moo mel noonu ndorte chaque fois li ñuy faral di wax challenge yi dañ fi ne te challenge yi tey du ñàkk te it moo ñuy mën a permettre ñu mën a màgg loolu benn la ci ñaar jafe-jafe bi day am ndaxte kay tamit tey jii nii ñiy nekk sa ginnaaw comprendre nga. tey ñuy def benn travail d'équipe bu mucc ayib donc tey ñu war a di am parfois tey effectif boo xam ne tey lu mu dee danañ ko mën a répartir ñii di gérer commercial ñii di gérer livraison bi ñii nekk xëñ na ci production bi affaire bi gën a mën a bëri c'est-à-dire productivité bi gën a mën a yokku donc tey jafe-jafe am na ci commencement bi ndaxte que parfois da ngay seen benn daam mii nga xam ne mooy wax ak yow moom mooy nekk au four ne au moulin moom mooy ki nga xam ne parfois moom mooy dem defi ji travail de terrain bi moom mooy ñëwaat xam nga superviser et cetera ak yooyu donc jafe-jafe am na ci te loolu yi tamit mën naa ne bu appui amee rek xëy na lu bëree bëri dana yomb bu ma amal solo lool bu ma neex lool ci lii nga ma posé nii ndaxte que état xaaruñ ko ci lenn lu dut mu accompagner ñu ci activité bii nga xam ne la nekk ndaxte que tamit tey li ñu naan doole jën ndox la daal te tey mën naa ni état bu ci dugalee loxoom rek mbir mi dana gën a yomb donc lii nii nga xam ne moom la ñuy promouvoir dana mën a jéggi suñuy région mën a dugg ci yeneen région yi et boobaay tamit dana nekk loo xam ne luy am solo lool pour la région de Kaolack lay doon ndaxte que boobaa mën neen dem ba ne ah Kaolack de am na usine boo xam ne tey mi ngi produire les produits biodégradables te loolu tey dana am solo lool pour la région de Kaolack dana tax sax ñi nga xam ne tamit tey demoon neen daneen mën a ñëwaat xëy na am ci loo xam ne dana ne ah Kaolack kat léegi am na liggéey donc neen dem jàpp ci liggéey ba nga xam ne am na ci suñ dëkk c'est ça. liggéey moom yaakaar naa ne amul daanaka ay jafe-jafe yu métti parce que ndax ki nekk suñu ginnaaw la muy daam liggéey bi ku ci nekk yaa ngi ci gis sa bopp parce que nga créer emploi rek dafa am solo ndax ñun dañuy nekk di chemin di tëdd di nelaw mais moom bu ñu yeewee indi ñu fii ne kaay ngeen for ci dara lépp lu ñu ci am ñu yóbbu suñu kër kon dañ koy santé ba di ko gërëm. ñu ngi utiliser le bon sac sac à papier sac en tissu ak garde à pain yi mooy sac à pain yi yooyu la ñu utiliser non yomb na parce que mooy loolu tout début est difficile parce que commencement moo mel noonu mais xëy na bu ñu demee ba ci kalam incha allah dañ ko adopté dañ gën a bañ commencé di génnee xool plastique yi ci laay commencé wax dañoo fi mais mag daa moom yàgg nañu liggéey ci sac à pain yi daanaa jël si di dem di jaay di ñëw mais ba ma commencé xëy fii moom matul une semaine. waaw di wax rek ne gars yi ñëpp jàpp si parce que yaakaar naa ne plastique yi dafa bari lool ci Kaolack te pour ñu lutter ko moom foog ñu utiliser sac yi parce que sac yi baax na dëgër na mën na ko utiliser 2 fois ou bien 3 fois mais di ñaanal rek commerçant yi ak ñëpp rek ñu jàpp ci bu baax a baax xam ne lii moom seen yitte la daal waaw jaajëf.